rafetlu initiative bi parce que yu mel nii def fi mun naa mus fi am quoi donc su demee ba Jawar def ko dañ koy rafetlu quoi guddi na nag man du ma doxatu guddi bu nekk nii moom waroon naa tëdd quoi ah Maajo du dëgg voilà donc guddi na nañuy wax li ñuy wax après ñu dem tëdd damay rafetlu jotaay bi et puis di remercier ñi nga xam ne ñoo fi toog ngànk zone bi en l'occurrence Waxab Sène moom mooy président zone bi donc ñu ngi rafetlu sa teewaay at grand laay ñoom grand Issa je pense que man si seen loxo laa yoroo quoi depuis bi mooy football fii ba ni ma nekkee fi entraîneur maa ngi yéen ñooy nekk donc kontaan naa ci yéen quoi sama question ñaar la rek benn bi mooy dama bëggoon Eva mu wax ma sur ces 17 lois yi nga wax ñàkku mu am loi bu bees bu nga xam ne dugg na ci biir loi yi boo xam ne joueurs yi xamuñu ko entraîneurs yi xamuñu ko nga wax ñu ci benn ci ñoom rek bu bees bu wàcc parce que man seetaan naa match bii passé Amadou Bari booy bi teg penalty dóor ko 2 temps la ko def arbitre bi bañ man fi ma toog booy ñu ngi discuter pourquoi arbitre ba bañ ko bu doon benn temps la def mu dugal ballon bi arbitre bi mën na ko accorder mais dafa def 2 temps ça dafa dem taxaw demaat ba si bal bi taxawaat soo ko dóor arbitre bi bañ bii bi penalty bi match suñu zone la waaw suñu zone la waaw donc xam nga loi boobu dafa nekk lu nga xam ne wàcc na ñu bare fii fa ma ko wàcce mais ex wu fii xaw ma gars yi expliqué ex na fii ex wu fii loolu yëpp dafay réer si suñuy bopp quoi donc dafay laaj nga xamal ñu loi yi nga xam ne yu bees la yu wàcc te ñun xamaguñ ko te joueurs yi xamaguñ dafay am solo quoi beneen bi mooy Moussa dafa am lu mu leen bëgg a expliquer te comprendre leen ko c'est-à-dire dañu programmer match ñu ne l'ASC Bokk Jëm mooy jouer ak l'ASC Gouye Gui ñu programmer match dafay am solo trop ci délégué de match boobu parce que souvent les délégués de match là officiel boobu ñoom ñooy tax arbitre yi di def li ñuy def parce que soo ñëwee en tant que délégué de match nga bind ne match de derby la arbitre bi ñoo gis ne match derby la délégué bi dañ koy ñaan mu neutre quoi parce que mën na nekk benn délégué Cambène moo def match boobu automatiquement moom am na fu mu far ci ñaari ASC yi donc mu manifesté wu ko ci arbitre bi maanaam mooy Bokk Jëm mooy équipe bu mag moo ëpp supporter moo def nii parce que man arrivé na ma yóbbu naa équipe dégg délégué bi muy wax naan bii mooy équipe bu mag kii P la jël kii 2 sa jël soo yoon nekkul ci loolu bàyyil arbitre bi mu arbitré donc arbitre bi dina dugg ci match am match bi wala mu ñàkk loolu yëpp délégué bi moo ko ci dugal donc dañuy ñaan les délégués là benn ñuy neutre parce que ñoom dañuy yor ASC dañu leen sant ñu def délégation match bi non war nañu mën a neutre ci match jàmbur yi parce que ñun ci banc de touche bi la ñuy toog mais dañ leen di bàyyi xel la ñuy wax ak arbitre bi ñu ngi koy dégg la ñuy def ak arbitre ñu ngi koy dégg cette année tane na sax ba 4e arbitre bi ngi ñëw parce que ñoom seen yoon dootu nekk ci match yi dañuy toog di jël les nombres de cartons yooyu mais am na leneen lu gën a am solo mooy le joueur bi ñu sanctionné ko arbitre bi def rapport am CQRP daaneel booy bi 4 matchs man dama doon préféré le délégué bi def match boobu moom tamit mu def ay rapport am mu def rapport am parce que booy bi mën na def faute bu kii quoi faute bu ndaw quoi arbitre bi mere ko sanctionné ko après rapport ko mu ñëw CQRP ñu daaneel ko nañuy def comparaison entre les 2 rapports loolu xaw ma ndax zone bi war na ko mën a def wala mënu ko def mais délégué bi daf ci am part foofu ci sanction bi ñuy sanctionner le joueur beneen bi mooy gis naa ne Moussa moo fi nekk Zëm Malick ak Adama Ndiaye bële ñun ñoo fi nekk ay entraîneur waaw ak boogaa gisuma ko woon donc dafa am benn leçon de morale bu ñu war a defal suñu joueurs yi parce que nga nekk entraîneur di saaga joueur bi da dégg nga extraire le joueur bi loolu yëpp ñu ñoo ci yóbbu suñuy joueurs yenn saa bu ñu nekkee entraîneur ay éducateur lañu joué naa match keroog at Kasanka match d'entraînement ma dégg entraîneur Kasanka bi mu naan su la rombee rek pàddal entraîneur de football su la rombee rek fayul pàddal entraîneur di ko wax je pense que am na ay mots yoo xam ne entraîneur bi mi ngi koy utiliser ci ay joueurs am loolu moo gën a tax
suñu demee stade match yi di metti booy yi di saaga booy yi di dóore booy yi di xeex et am nañu lu ñu war a instaurer suñuy joueurs c'est-à-dire mooy discipline surtout ça mooy nga yóbbu équipe bi si buntu bi lay discipline bi di commencer parce que foofu te ngay dajeeg délégué yoo xam ne non saa waay boo indi woon 20 sax ñu ne la 23 nga indi soo indi woon 23 sax ñu ne la 25 indi foofu lañ lay njëkk sonalee balaa ngaa dugg te équipe bi dafa ñëw préparer match am pour dugg mais foofu lañ koy njëkk sonalee nga dugg ci biir foofu tamit dañ lay sonal délégué yi nañ ñu may suñu jàmm ñun ay joueurs lañu ay xale la ñu yor balaa ñu leen indi dafa am lu ñuy wax ak ñoom mais délégué yi ñoo match yi sax da leen di dépassé match yi da leen di dépassé les délégués là donc dañuy ñaan officiel boobu ñi nga xam ne ñooy def match yi ngeen jël ay kii yu mature ay délégués yu mature yu xam football yu xam netaan mais boo xoolee suñu match yi ay boy yu ndaw ñooy toog ci table bi léegi commission sportive laa koy wax ay boy yu ndaw ñoo fay toog xaw ma da nga leen di jàngal xaw ma la boy yi xamuñu dara ci football su tey suñu toogoon ñu gis laa jaañ muy def match wala kiiwu Kambeng muy def match ñooñu ay nit lañu yu yàgg ci zone bi yu xam football dara mënu leen jaaxal ci football mais ay booy yoo xam ne xamuñ dara mënuñu sax contrôler match bi di nit dugg si ay détails yoo xam ne kenn xamu ko loolu daal boo leen ci dimbale ñu jël quoi très sincèrement mooy délégué yi nga xam ne dañuy def match yi très sincèrement boo leen si jàppale ñu jël waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant. man li ma bëggoon wax noonu si la doon def ci daal quoi mooy gars yi ñun sànq bu ñu fi tooyee ba léegi ñun problème arbitrage la ñuy wax man moom arbitre yi yàlla dafa def ma ak ñoom man def ma ak ñoom nee na quoi yàlla dafa loolu quoi mais kii dafa wax sànq lu am solo quoi Gallo dafa am lu am solo lu mu wax mooy nee na moom presque ñaata jours la wax presque 22 jours wala 25 jours yoo xamante ne ñëpp dañu leen compte ñoom ñetti arbitre ak 4 arbitre wax na dëgg te loolu dëgg la quoi boo ci boolee supporter day mat ay 200 personnes wala 500 personnes ñoo xam dañu leen compte te loolu dëgg la quoi il faut ñu bàyyi ci xel mais loolu li mu wax moo am solo gars yi liggéey àndul ak sax wax quoi liggéey mu àndul ak wax ñun ñi laa wax ñun entraîneurs yi am na loo xam ne su amee ñun ñooy responsabilité suñu la nekk parce que man sama jour boobu laay wax man sama jour laay wax man sama jour boobu man sa entraînement sax dama koy wax lu leer sama jour boo waxee arbitre bi damay da ngay génn arbitre damay woo ñëw dama koy wax mooy ñëw ma ne ko si la sama benn jour waxee loolu ndax wax ma ko barkaal day génn yaa gars yi 90 minutes bëriwul quoi 90 minutes bëriwul entraîneur nu mu mënti mel ay joueurs dañu war a discipliner parce que loolu bu amee discipline boobu bu amee si terrain bi arbitre ñun doonuñu talte arbitre joueurs yi liggéey mu football moo leen fi indi mais nañ football ñu dem suñu yoon bu ko defee am na loo xam ne sax même violence bi sax dina wàññeeku arbitre yi parfois dañuy juum mais am na arbitre yoo xam ne juumuñu ne dañu xamul dara ba pare teg ci nekk ay ngaaka gaa indi leen fi man arbitre bi su nekkee ngaaka su ma la liiree su ma la soo day dama koy xam damay wax sama joueur woon ñëw ma ne nee Pirlo mi ngi laaj naa ko yàlla arbitre bi ngaaka la laa ko ngaaka la bu leen ko faat lu mu sifle baale ko mu dem loolu dafa am si football mais tamit capitaine yi Khalifa muy yéen ñi nekk capitaine def aussi tamit football dafa am loo xamante ne par exemple entraîneur bi mënul nekk si biti terrain bi gars yi tëgg asiko entraîneur bi di wax di yuuxu chaque jour mënul nekk loolu mënul nekk parfois am na noo xamante ne mas day am toll fu ma toll sa temps fort da nga koy xam soo nekkee sa temps faible nag difficulté yooyu ngay nekk bëgg ko saf arbitre bi loolu moo dul yoon loolu moo dul yoon parce que yu si bëri loolu moo ko indi gars yi dama ne nañ la mënoo laal bal bi yaa ngi mer di taakale arbitre jox la carton jaune ngay kaas fekk loolu yow la gars yi il faut loolu tam ñu si bàyyi xel bu baax mooy ñun joueurs yi il faut ñu discipliner entraîneur yi discipliner aussi loolu si la bokk bu ñu demee terrain ñoo xam ne fóol moo ñu fa yóbbu ñu dem suñu yoon loolu beneen point bu mu waxaat mooy délégué yi gars yi ñun équipe nan lañu mën a jóge suñu gaal pour dem stade ñëw supporter bi doo fekk kenn pour dugg stade da nga ñëw supporter bi ñu ne il faut ñu xaar ñu woo diw mais taxaw fa ay set mais yéen tam dimbali ñu si loolu mais ñun ñii seen liggéey nañ taxaw supporter bi équipe bi day ñëw dugg problème du am léegi imagine nga taxaw di xaar beneen équipe bi ñëw ñu tase fa coow li ñu kur foofu ñu commencé te nawetaan comme li ñuy wax moo si nekk gars yi nawetaan match yi ñoo bëriwul coow lay fi nekk rek ba final 7 match bu ñu koy calculer noonu duñu sori ba final 7 match la kon 7 match pour man jaru ñuy coow ba pare nit ku nekk responsable bi nga dégg da nga ko xam responsable dafa fort bu ngeen nangu di jël poste nii ñu jox la poste boo xamante yow jël nga ko nii mais yaa ngi dem ak nii yow sa bopp sax kitoo sa ak sa conscience quoi tamit il faut ñu éviter loolu tamit quoi ay mbokkum jëmb lañ ay responsable lañ quoi dañ fi am ay rak am fi ay mag wax ma suñuy waajur il faut tam loolu ñu siy bàyyi xel parce que lii ñuy def nii benn instant tey day defar quoi lii daf ñu mën a yóbbu ci kanam rek quoi mais waruñu mën a delloo ginnaaw quoi tey ñun ñu fi nekk yëpp tey am na loo xamante ne doon nga fi mere grand tey di ngeen toog ni après benn instant loolu day jeex parce que man ñii ñëpp dama lay meroon dirigeant yi nii dama lay mere woon naa ñoom waxaat yi nii may génn wax lu ma neex ngeen ma programme première heure rek sama première heure bi nii man message maa ko tey wax véhiculer message pour ñoom ñu jot ko te bi ma ñeetee loolu laa indi
at ñu loolu benn gars ñu di wax man koy bu leen wax ak man lan la loolu ma ko indi mais dafa yii nii après benn instant day jeex sama équipe suñu ñëwaat man xam naa nu may comparé du amaat loolu ñu gën si jàpp ñun ñëpp muy entraîneurs yi muy dirigeants yi muy capitaine yi bu ñu demee terrain ñu xam ne lii moo ñu fi indi match lu mu métti yooyu suba ñooy ànd ñooy bokk ndey ñooy bokk bàyyi comme genre Mongone yi classe Mongone yi laay waxal wax naa ko daaw jeune benn match ñu gagné ko mu dem di kaji ay 16 ñu aj ko fi ziwal ma ne ko li ngay def ni amul njëriñ loolu amul sens football la amul football non xaaral Moussa bàyyi moom yaa ngi dégg loolu football parce que jour loolu ko jour loolu jour bu ñu rusee génnal arbitre bi soo ko saagee mu konde sanctionné la yow yaay perte yow yaay perte ñu bàyyi loolu rek man loolu laa si amoon lu ma si wax quoi di gërëm ñëpp di sant ñëpp tamit quoi Zé dama pare bi boobu Zé man damay commencer pour féliciter la quoi parce que yaakaar naa ne lii assise nga ko doon tuddee mooy waxtaanee li nga xam ne moom lañ bokk su ma juum assise mooy xoddeeku balaa ngaa laqale ah li nga xam ne moom lañ bokk muy football bi lii c'est pas tout le monde ñoo créé lu mel nii je pense que c'est la première fois lii am ñun ñëpp dañoo bëgg football ñun ñëpp dañoo bëgg football damay féliciter ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp mais Zé fii waroon na fees dell mais pour man sa communication nga raté pour fii war a mën a fees dell da nga ko waroon woote ñu waxtaanee li nga xam ne moom lañ bokk ci wàllu football parce que kenn ku ne am na lu la naqari ci football bu passé man nag awma question mooy ak lu la neex man awma question mooy posé dama am benn suggestion bu may indi ci côté dirigeant yi ci côté joueurs yi ak ci côté coach yi ñi nga xam ne ñoo ko ñaan président su ma gisee ñuy football dem stade gis comportement bi nga xam ne ñoom la waa zone di am man personnellement du ma am lu ma neex damay gis ay comportement yoo xam ne c'est pas digne comme un dirigeant de football ma commencé fenn rek j'ai pas de mal à qui que ce soit mais dama am ay seetlu yoo xam ne dama koy gis te du ma neex ci biir football ku ci mel ni Pape Mbaye mi nga xam ne moo yëkkati tableau yi moom loolu dugalam moom waru ko def mais bu fekkee ne Pape Mbaye dafa nekk ci biir zone bi bokk fa nekk ci biir famille mais pour man loolu nekkul moom moo ko war a def chaque jour mu juum ci ni mu chaque jour changement am Pape Mbaye juum pour man nañ ko teg feneen lu mu war a def mais c'est pas lui qui doit faire ce travail benn seetlu bu ma am la aw ma lenn lu ma naqari ci kenn nag nekkul dama si la noonu rek parce que nag damay wax pour luy defar deuxièmement mooy su ma gisee waa zone seen comportement day mel ne amul sanction seen biir day mel ne Wahab il est le président mais tous les autres ils sont des membres mais amul sanction tegoo kenn loo xam ne moom nga ko war a teg su ko deful ñu jox ko sanction dama koy gis chaque jour ku nekk li mu war a def du ko def ça me fait mal te xam naa ne am na ñu bëri ñu mu métti su ma sañoon ñu gën ko professionnaliser nan lañ koy professionnaliser football bi ñu jox ko akam ñi nga xam ne ñoom ñooy les hommes qu'il faut ñu jox leen ñu teg leen ci place yi nga xam ne ñoo fa nekk je vois Wahab pour man c'est juste une famille yenn zone benn famille rek kenn mooy jiite les gens font ce qu'ils veulent te man warul demee noonu pour man dafa am ay ku nekk dañ lay jox ay tâches nga koy respecté boo ko deful ñu dal sa kaw suggestion bu ma indi la pour ngeen xoolaat si bu baax chaque jour ma gis ko ay waxtaan gars yi di foo di lay fekk concentré wuñ ci li ñuy def Moussa Sank dafa cité ci wàllu arbitre yi dama gis un arbitre comme Lamine Ngom day arbitre zone 3 c'est mon ami du ñëw fii mukk musul ñëw suñu zone lu tax bu nekkoon dañuy programme yi ñu laaj arbitre yu mel noonu war nañ di ñëw suñu zone Lamine Ngom day arbitre zone 3 day arbitre zone 2 day arbitre zone 1 mais lu tax du ma ko gis. non ñëw na suñu zone ba sonn. ah ñëw na suñu zone ba sonn. non je l'ai jamais vu. ñëw na fi ba sonn ñëw na fi ba sonn. li ma gis kon lay wax quoi léegi may la question la lu may kii la wax rek bu ñu xoolaat bu baax li ñuy def ndax football bi ñun dañ ko bëgg jox ko cëram su ma gisee nit ñi di def du n'importe quoi si biir football bi zone 8B zone 8B zone 8C si la judd. zone 8C si zone 8B la judd te zone 8B damay gis loo xam ne muy dellu ginnaaw zone 8C di ko raw di dem feneen di avancer zone 8B di dellu si ginnaaw. du ma ndax lan tab panneau yi ñuy changé wala lan ak lan. ah. explique-toi. waaw je m'explique bien sûr. waaw fa laa jëm dama gis zone 8B bàyyi ko mu wax. zone 8B suñuy football équipe yi dañuy indi seen bal instant yi ñu indi ay bal yu bon zone 8C dañuy génnee 15 ballons teg ko man approché naa président ne ko su ma sañoon ñu egg foofu ñu liggéey si loolu parce que man yéene naa la nga réussir mais ba léegi gisaguma loolu dama doon jël parole rek parce que lii rafetlu naa ko mais waxtaanee ko pour suba mu am ay résultats mais on n'a pas de résultats dans notre zone
on n'est pas satisfait ñun en tant que supporter en tant que des gens amoureux du football on n'est pas satisfait de notre zone dama indi woon loolu ñaax leen ngeen liggéey pour zone bi jëm ci kanam pour wax ak yow nga réussir. merci. vraiment Ndiawar merci encore si invitation bi comme ni ko Lamine waxee foofu lay njëkkee rek si initiative bi mais xam naa ne aussi am na lu nekk sa ginnaaw macha allah waaw duñ ci sori parce que idée bi xam naa ne mun nga ko am parce que xam naa la suma rakk nga yàgg nañu mun naa wax ne sax suma xarit nga parce que dañuy ànd waaw mun naa wax suma xarit nga parce que dañuy ànd te dañuy ànd fu bari di àndul ci lu bari macha allah ma lay gërëm bu baax di la sant sa yar surtout ak sa teggin ak sa xam nit macha allah parce que man ku ànd ak man rek c'est parce que am na loo xam wala am na lu la yàlla dégg donc ñu ngi lay ziare bu baax di kontaan aussi di rafetlu assistance bi ñi fi toog ñëpp donc balaa ñuy dem si kenn ñu dem si Laye Cissé muy suñu fierté ñun ñëpp waxuma fierté Sénégal waxuma Afrique mais Parcelles Assainies parce que bu fekkee aussi représentant la CAF si je ne me trompe pas donc je crois que loolu parcelle yëpp ñoo ko war a saluer muy suñu fierté tey ñun ñëpp te ñu war ko mun a di sargal fu ñu nekk di ko ñaanal yàlla aussi taxawaayam yàgg parce que kenn ku nekk tey bëgg nga jëmm ju mel ni dëkk fi nga dëkk parce que ñun fekkee dañuy wax li ñuy wax dëgg la dañu gëm sport dañu bëgg sport di ko dund suñu amee koo xam ne suñu doom la tey jóge fii Sénégal dem di ñu taxawal CAF je crois que suñu fierté la tey ndam la ci ñun kon laay ñu ngi lay remercier di la ñaanal aussi taxawaay bi yàgg yaa xam nga li nga bëgg ñun xam nañu ko deñ la ci ñaanal te ñu ngi la ci ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay ba yéene bi nga am pour suñu réew Sénégal pour suñu dëkkuwaay Parcelles Assainies vraiment mu egg si jàmm te yàlla mun na koy parce que aussi comme ni nga ko waxee sa engagement surtout sa yar ak sa teggin parce que damay wax ni Laye Cissé toujours mag bu yaru la franchement parce que mun nga nekk mag te doo yaru mag bu yaru nga franchement donc ñu ngi lay ñaanal bu baax aussi taxawaay bi yàgg macha allah suma benn xarit boo xam ne man a yow dañ ko bokk ñaar sax laay wax muy Pape Mamadou Lo ak Waxaab donc ñoom sumay nit lañu sumay xarit lañ te man ak yow ñoo leen bokk donc ngay ku baax franchement di la ziare di nuyu ñi fi nekk ñëpp aussi suñu limee dañuy juum parce que dañ fi am ay frères mais dañ fi am aussi ay xarit max doogi noonu ci ginnaaw Pape Diouf mu ngi sa ginnaaw aussi président Waxaab yow du ma la gërëm li ñu bokk xam nga ko mais Issa aussi ñi ngi koy gërëm bu baax waa Ndioba surtout war nañ ko gërëm gox bi nga nekk tey parce que Mangone mii bu góoloo daaw yàlla ak moom la parce que ku ne xam ne suspension ni mu tolloon mais bi ñu fa demee ñaan ko da ko teggi te fi ñu ko ñaanee sax doon place su ñaan mooy li Laye Cissé di wax chaque jour am na loo xam ne ñoom ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy def te ñu ngi ciy dimbale ay nit ñi dañ ko war a xam donc bu fi ñëwee kii tey waa Anta dañ ko war a tàccu mais ñu si bari xamuñu ko parce que fi mu ko defee ak ni mu ko defee la et puis loolu aussi nit ku mag la nit ku màgg la laaj na bu toogee fii ci kër gi ñu wax ko am na solo donc président Issa merci beaucoup si loolu nga ñu defal daaw ñu ngi siy gërëm bi sànq président jant bi lamp ñu ngi lay ziar Touré Babou doomu ndey Caca mais aussi dañ fi gis suñu capot dañ fi gis suñu capot mi ngi doon toog ñu koy wax Malick donc ñun entraîneurs yi boogaa xam naa Malick peut-être miinantewu leen Malick mi ngi noonu nit ku màgg la ci wàllu football Moussa Malick mi ngi noonu coach yi Ron Malick mi ngi noonu Zem Malick mi ngi noonu dañu ko joxoñ mu xool ko bu baax non li may wax ñun concerné nañu waaw ñun conseil ñi nga xam ne dañ nekk ay entraîneur te tur bi ëpp ci ñun ñi nga xam ne conseil rek la ñu war a nekk ci xale yi waruñu nekk entraîneur parce que ëpp na parce que ku xamul dara munoo jàngale dara te jàpp nañ ne parcelle amul ku xam dara mais jàpp Malick mii man nangu naa ne xam na dara mën na dara bi ma njaar waxee dafay kii ma ne ko dama ne ko wool Malick mu animé débat fekk coach yi dañ fay daje parce que xam naa ko Malick ñu ngi lay ñaanal bu baax aussi taxawaay bi yàgg li nga xam si football ñu naw nañ ko xam nañu ko te gëm nañu ko kon yow boo fi yàggee parcelle dina am ndam dal na nga fi yàgg waxal amin Malick merci gars amin jërëjëf gars yi di gërëm ñëpp Moussa Ndiaye yow mënuñu gërëm si football yow la ñu waroon njëkkee parce que chaque jour dama koy xale yi ma ne leen Roi Diggs jël na lépp si football waaye musul dem mondial yow boo demee mondial dem quart de finale je crois que loolu c'est à saluer waaw rek waaw donc loolu aussi laaj na bu assistance yëpp toogee ñu am yoo xam ne dañ koy souligner vraiment mu nekk lu neex si xol ñëpp mu rafet gis fi aussi xale yu vraiment ambitieux Adama Ndiaye coach daaw champion mi ngi noonu toog moo jël coupe bi daaw ak cadet entente bu toogee si assistance war nañ ko wane Lamine Ndiaye aussi nekk fii 8 ñu koy defee 8
mu nekk xale boo xam ne vraiment mi ngi taxawul football bi ba pare nekk ku am njariñ aussi si koñ bi ñun ñëpp bu ñu toogee aussi vraiment laaj na kenn ku ci nekk aussi ñu ziare la ku ma tudd ak ku ma tuddul yëpp vraiment na xam ne mi ngi ci xol bi. capitaine Khalifa emblématique ñu ngi lay ziare. Boga Ndiaye fàttewuñu la suñu frère nga Rose ma sœur gars yi ñi fi nekk ñëpp joueur pire la moo grand capitaine gars yi bu ma limee duñ fi jógee ji mais xam nga bu ma limul xam naa dafa am ñoo xam ne dañ ma attaqué parce que dañu réew dañ ma yeb donc vraiment di kontaan arbitre bu jigéen massa coono metti na c'est lu tax ma ne metti na Touré Ba may gali lu tax ma ne metti na chaque jour damay wax ne ñi di football da ngay gis koo xam ne dafay am bac plus di football day def kuy def doctorat di football kuy jàng métier di football kuy dawal sa rek clando di football arbitre yi noonu la ñuy amee ay métier di arbitrer loolu la ñuy amee ay ambition ay bëgg-bëgg di arbitrer donc ñooñu est-ce que ñun amuñu lu ñu bokk d'une part et puis damay dégg si wax ñu ne arbitre yi des fois da nga am boo amul bac plus doo arbitrer kon kooku nit ku màgg la kon kooku nit ku ñu war a respecter la ku bokk ci société ku mën dara la donc kooku est-ce que war ñu ko jox cëram kon dañ leen di jox seen cër donc dama Jawar je crois que ñëw nga suma dernier entraînement avant contre Bokk Jëf bi may wax ak sama support dama leen di wax seet leen yére bi ngeen gën a bëgg ngeen sol ko pousse bu ko fa kenn indi te na ngeen am patience ba pare bu ñu paree ñu ne ma leen bañ leen mais suñu paree il faut accepter je crois que bi ñu dóoree 3-0 accepté nañu Santhiane te ku ne xam na ne Santhiane équipe bu dul bàyyi dara la donc kon ñun ñu ngi def li ñu war a def suñu diggante ak ay joueurs il faut mu leer aussi mais dama yaakaar ne aussi tamit yéen ñi nga xam ne yéenay assistance bi nekk zone dama bëgg ngeen di jël rapport ci li ñuy waxtaanee tey xam nga lu tax parce que dañuy dellu terrain en pleine compétition li ñu fi bëgg ak li ñu fi bañ li ñu fi namm ak li ñu fi wax je crois que ñun dañuy dem pour seetlu est-ce que am na lu ci dañ wala am na lu ci baax su fekkee am na lu ngeen ci dindi wala am na lu ngeen ci jàpp je crois que bu ngeen woote waatee fii dina fees te bu ñu demee gisaat fa lañ fi gisoon ba koy kaas tey su ngeen wootee kenn du ñëw faut mu leer parce que aussi tam bu ñuy def dara dañu bëgg mu am yokkute te am solo aussi tamit donc loolu dañ leen di ñaan rek ngeen bàyyi si xel am na solo Khalifa donc loolu rek laa bëggoon wax sama wax du si bëri arbitre yi nga xamante ni aussi ñoom du question quoi franchement du question mais dama bëgg aussi ñun ñi nga xam ne ñu ñooy entraîneur vraiment ñu waxtaan ak suñuy joueurs ba nga xamante ne arbitre yi ñu ñoo leen war a njëkk a protéger man 2009 bi may yor entente di finale ak jant bi mooy dóor 3-0 su ma dernier match de poule ma nekk Renaissance 2-2 la dañ ma mëne de 90e minute laa égalisé ki doon arbitré sama mag moo ko jur bu ma bokkal benn papa non seulement ñoo bokk papa mais arbitre boobu Espagne lay nekk day ñëw vacances fii di arbitré man maa ko takkal jabar taaw man la ko tuddee mu ñëw di arbitré ma ñëw stade gis ko simé dama tiit bi mu arbitré ba pare rouge na sama góol ñu mën a ma de 90e minute moo égalisé mbëkk bu mu yéegee si tribune bi daf ne sama rakk bu jigéen awa tey noob sama papa du ma ko gis xam naa tey daf may rey mais vraiment loolu mooy geste noblesse dama ko gëm jour boobu laa gëm ne liggéey des fois arbitre ak leneen ñu wax da ngay waat faut mu leer aussi loolu nit ku mag mooy def loolu waaye parce que mënoon na am lu mu seedan wax dëgg yàlla wala mu am lu mu gis mais keroog gëm naa ne man kii sama doom la man wallahi lazim metti na si man du ne def naa ko xool naa ko bët bu ne mais gëm naa ne kii maa ko jur gaynde du jur muus parce que bu doon man noonu laay def parce que ñaari non c'est vrai ñaari équipe yëpp ñoo yem ci moom comme su fekkee man son papa xam nga mu arbitré dafa yëg si ko ne awa non sama papa tey du ma jaar kër kii daf may rey tey te du ma ko rey au contraire dama ko ba mu ñëw ñu ànd dugg taxi dem reer yi def ay ginaar yu baax ma ne ko jur naa sama doom tey parce que li nga def loolu nga war a def non c'est bien voilà donc daal may wax ne toujours waaw merci les gars damay wax ne toujours rek président donc daal vraiment ñi ngi rafetlu initiative bi président Waxaab ñi ngi rafetlu jotaay bi ak yëpp vraiment di ñaan yàlla aussi jotaay yi bu mu gëj parce que vraiment dañ ci jàng lu bari dañ ci waxtaan non seulement dinañu wane ne famille bi nga xam ne moom la ñuy jooy parcelle vraiment am na te yaakaar naa ne aussi leer na beneen bi stop mooy leer na dinaa ko souligner te nawetaan la ñu nekk mais ñaan nañu yàlla ni ngeen defoon ba ministre bi ñëw fi pour suñu stade bi ñaan nañ ngeen defar beneen sortie ndax mu gaaw parce que bëgg nañu football déwén beneen bi ci topp mooy football rek la ñuy wax te football jeexul li nawetaan la te ñi ŋànk nawetaan ñoo ŋànk ASC Parcelles dañu bëgg suñu ASC Parcelles bi aussi ñu am ci taxawaay bu mu taxaw ñu am beneen taxawaay bu ñu ci taxaw te loolu yéen ñii xam ngeen li may wax ne am ngeen ci ndogal te am ngeen fa accès
vraiment di gërëm bu baax du ñu terminer te gërëmuñu Ibra Amar Ly vraiment mi ngi fii di ma may ñaan yàlla ngeen tàccul ma ko donc muy nit ku mag aussi ci wàllu communication taxawal ay initiative yu mag aussi ci Parcelles Assainies vraiment ci wàllu bu muy liggéey ñu naw ko ci loolu aussi Ibra ñu ngi lay ñaanal bu baax vraiment di wax ne di la wax ne félicitation di wax ne gars yi jërë ngeen di wax ji guddi na baal leen maa xë yal nañu yàlla boole baal merci beaucoup jërë ngeen jëf. santam di jégalu aussi si jël kàddu gi ngeen xam ne aussi borom xel laa te xel dafa gàtt maa dafa ci biir communication yaakaar naa ci PV 00 bi nga daan wax seen PV boobu est-ce que équipe yëpp yore nañ ko dégg naa ngeen ne oui yore nañ ko donc y a un problème bi mooy problème de formation est-ce que entraîneurs yi ñoo ngi leen di former ci PV yi ñu mun ko xam pour ñu mën a communiquer ak seeni joueurs est-ce que capitaine yi am nañu formation bi pour mën a lire texte yi en même temps comprendre ko parce que mën nga lire texte aussi doo ko comprendre léegi-léegi grand laay mu ne texte yi dañ la koy jox nga ne man lire naa ko d'accord mais mun nga ko lire fekk comprendre ko mun nga ko lire aussi nga comprendre ko nga mën a défendre texte bi ba nga mun ci indee argument yi nga xam ne ay argument yu solide la ba ñu mun a changer texte yi wala ba ñu mun a améliorer texte yi loolu aussi lu am importance la da ngeen ci war a bàyyi xel donc li nga def nii c'est très important dama la ciy encourager di la féliciter mais aussi di la ne na nga ko gën a yaatal chaque week-end ngay dem ci benn ASC ngay toog di waxtaan ak ñoom si yu mel ni dina permettre supporters yi xam texte yi dina wàññi violence yi ci biir terrain yi dina permettre entraîneurs yi aussi mun a maîtriser texte yi et en même temps aussi joueurs yi mun ko maîtriser parce que problème buy am souvent ci terrain yi mooy arbitre yi souvent c'est pas ça le problème l'arbitre c'est le maître du terrain képp kuy sportif xam nga ko arbitre bi dañ koy protéger léegi-léegi wax na ko nee na contre 11 jours lañu man je dis non contre 22 jours lañu parce que ñaari équipe plus les supporters et les amateurs il y a des simples amateurs yi nga xam ne léegi-léegi c'est même pas des supporters dañuy gis benn jour rek apprécier ko ñëw terrain ñooñu ñëpp ñu contre arbitre donc arbitre dañ ko war a protéger te arbitre bi dafa am ay textes yi nga xam ne moom it yooyu lay dawal mais arbitre bi aussi nit la gis nañ ne football moo ngi évoluer léegi sax gis nañu yenn arbitre yi dañuy jël décision au niveau de FIFA ñu dem ci vidéo ba daal di visionner delluwaat ci décision bi chaque jour léegi ñu gis ko ci championnat yi donc mu ngi évoluer peut-être nawetaan bi yeggaguñ fa amaguñu jumtukaay amaguñu moyens mais au plus tard dina ñëw leneen li ñu leen di ñaar rek mooy leen texte yi fexeel président fexeel ba gars yi xam texte yi surtout nag capitaine de l'équipe faites très attention capitaine bu leen jël capitaine bu jàngul parce que léegi-léegi wax na ko fi erreur bu ngeen di def mooy secrétaire bi ñëw bind PV bi capitaine bi signé ci suuf mais man bu ma ko gisee nekk capitaine beneen équipe mais damay porter réserve amul droit bind kii bi bind PV bi à la place du capitaine parce que texte yi loolu lañu capitaine bi moo ko war a bind moom moo ko war a bind loolu aussi yéen da ngeen ciy bàyyi attention te en plus aussi boo leen di désigner capitaine aussi c'est équipe grand bi wax na ko léegi-léegi seet leen ki nga xam ne dafa posé bu ne seet le meilleur non seet leen ki nga xam ne dafa posé le meilleur dans l'équipe mooy ki nga xam ne day yóbbu groupe bi yëpp mais bu mënul bind seet leen ko mun bind boo leen demee yenn erreurs yi bañ a am mais aussi fexe leen aussi seen capitaine yi aussi ba ñuy dem ci waxam bi nga xam ne moom mooy président jaune bi ñu leen di former ñuy xam texte yi bu ñu ko xamee aussi di ñëw di ko wax joueurs yi en même temps aussi président supporters yi aussi ngeen fexe ba mu xam texte yi di waxtaan ak supporters yi peut-être yenn erreurs yu bëri yi nga xam ne mu ngi am ci nawetaan wala mu ngi yàq nawetaan dina wàññeeku man daal loolu laa ci amoon comme contribution bu may def di la nee nag franchement lii continuer ko bul ko arrêter s'il le faut même def ci ay séminaire def ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne vraiment mun na apporter en plus nawetaan li nga def nii c'est très important tey on est peut-être quelques 50 100 bu message bi jàllee ba nit ñi dégg ko dina intéresser ñeneen ñu mun a ñëw donc man loolu rek laa amoon lu ma ciy wax ma lay remercier di remercier mbooloo mi du nuyu ku nekk nag tur ak sant mais aussi am nañu beneen sens aussi am nañu ay sens yu bëri ñu ngi fii ci biir Parcelles Assainies yi nga xam ne ku lim Diouf Ablaye mu ngi kaaf xam na règlement nationaux yi xam na règlement internationaux yi xam na règlement aussi nawetaan donc lu ñu si réer mun nañ ñëw ci moom ñu mel ni ñoom waxat ñu mel ni ñoom grand Moussa Ndiaye a ngi nii ak ñeneen ñoo ngi fii ci biir Parcelles ñu jeex donc kuñ ci approché rek mën nañu am yenn xam-xam ci football donc loolu rek laa amoon lu ma ciy contribuer di la
voilà jërë ngeen